أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yaa ngi ànd ak waa ëttu soxna yu baax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله الحمد لله على كل حال الحمد لله كثيرا ginnaaw bañ sante suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam di ñaanal saxaaba yi radiyallahu anhum jàmbaari lislaam yi di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ëttu soxna yu baax yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte di leen di ñëwaat ci suñu rubrique femme d'intérieur maanaam jigéen ci biir këram jigéenu jullit ci biir këram tey ñu fas yéene ci kàttan ak yërmande suñu borom waxtaanee sàkku xam-xam maanaam la recherche de la science religieuse suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci xadis xudsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko balaa ñu may jaamu dañ ma war a xam maanaam il a dit dans un hadith khudsi au prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit avant de m'adorer il faut me connaître et pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala il nous faut passer par la science religieuse maanaam pour xam suñu borom kan mooy suñu borom il faut ñu sàkku xam-xam xam kan mooy suñu borom xam lan moo ñu fi tax a ñëw xam lan mooy suñu mission xam nan lañ koy jaamoo xam suñu borom subhanahu wa taala xam kan mooy yaa Allah xam kan mooy yaa rahmanul rahim xam kan mooy yaa wadud xam kan mooy yaa xaaliq xam kan mooy yaa xaq loolu yëpp dañ ko war a jàng pour xam ko xam kan mooy suñu borom subhanahu wa taala tey nag ñu bëgg a dem dugg ci boobu ten waxtaanee sàkku xam-xam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jullit bu nekk danga war a sàkku ji xam-xam que muy góor que muy jigéen le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman que ce soit un homme que ce soit une femme jigéen dafay sàkku xam-xam góor itam dafay sàkku xam-xam ci diine l'islam Allah subhanahu wa ta'ala mu ngi wax dans la sourate 58 al-Mujadala Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est dans la sourate Al-Mujadala 58 au verset 11. Suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu fàttali ne moom dina gërëm te dina yëkkati ñi nga xam ne dañoo gëm maanaam ñi nangoo yenu amaana ba pare nangoo sàkku xam-xam. yeenu amaana bi nag mooy du lenn lu dul pacte bi nga xam ne moom lañ signé woon suñu diggante ak suñu borom ndax keroog ba suñu borom sàkkee ba pare ba mu ne alastu bi rabbikum ñun ñoo ne balee ñun ñoo nangu woon a yenu amaana gi maanaam gëm ko moom te jaamu ko subhanahu wa taala léegi nag ci ginnaaw jaamu googu nag dafa am science religieuse boo xam ne moo lay tax a xam ki ngay jaamu kan la moo lay tax a xam ki la sàkk kan la te moo lay tax a xam fi nga jëm fan la ak li la fi indi tamit lan la lépp ci sàkku xam-xam lañ ko mën a xamee ndax amaana bi ñu nangu c'est un pacte avec notre créateur maanaam c'est contrat bu ñu signé la ak suñu borom subhanahu wa taala te ci contrat boobu sàkku xam-xam da cee bokk ndax moom ci boppam waa ëllëg fàttali nañ ko ci alxuraan ci aaya bi ma wax léegi ne dañu ma war a xam ba pare doog ma jaamu ci xadis xudsi bi ba pare mu ëlbatiku ne da ngeen a gaal yenu amaana ba pare da ngeen war a sàkku xam-xam ñu sàkku xam-xam xam kan mooy suñu borom ndir mun koo jaamu ndax kat mënuñoo jaamu koo xam ne xamuñu ko mënuñoo jaamu te xamuñu lan li ñuy jaamu lan la te mënuñoo def lu mu mënti doon ci kaw suuf te amul xam-xam ci ginnaaw tey ji la plupart dañu naan jigéen gi na toog ci biir këram
góor gi dem uti ji xam-xam ñëw jox ko. nekk nañ ci jamono joo xam ne tey góor ñi xëy na amatuñu jotu toog di jàngal seeni soxna muy la science religieuse jàngal leen seen diine mais bu njëkk temps prophète bi alayhi salaatu wasalaam moom moo daan jàngal njabootam moo daan jàngal ay soxnaam moo daan jàngal ay xaritam lépp moom moo leen transmettre savoir moo leen transmettre science bi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala may. léegi nag ñun jigéen dañoo war a sàkku xam-xam ni góor di sàkkoo xam-xam ndax lu ñuy mënti def ci kaw suuf dañ koy def te yàlla rek tax mais li ngay def te yàlla rek tax il faut mu am science derrière il faut mu am xam-xam derrière ndax def te xamuloo la mu lay yàqal moo ëpp la mu lay bien ba mu lay defal moom moo ëpp la mu lay jëriñ boobu. moo tax c'est une obligation pour que ñu jug xam suñu diine pour que ñu jug xam lan moo ñu war ci suñu diggante ak suñu borom ci suñu diggante ak suñuy morom ak suñu diggante ak suñu ay borom kër suñu biir kër suñu biir njaboot suñu diggante ak suñuy voisin suñu diggante ak jaamu yàlla bi sa moromu jaamu yàlla en général sa moromu doomu aadama. léegi nag pour ça il va nous falloir aller chercher la science religieuse dem sàkku ji xam-xam. sàkku xam-xam nag jamono ji ñu toll nekk nañ ci jamono joo xam ne ñu ngi sàkku xam-xam pour xam nan lañuy comme par exemple tabaxee kër sàkku xam-xam pour xam nan la ñuy organiser tontine sàkku xam-xam ci yeneen moo tax assise u science yi bari nañ mais assise bi ci ëpp solo mooy assise bi nga xam ne dafay tax xam sa borom xamal la sa morom itam xamal la yow lan ngay jëflante sa diggante ak sa borom ak lan ngay jëflante ak sa diggante ak say morom loolu mooy science religieuse mooy science bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala gën a soxla moom la science bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala yëkkati te moom la science bi mooy science bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di gërëmee ëllëg moo tax ñu war a sàkku xam-xam tey jii au temps du prophète alayhi salatu wasalaam Aïcha radiyallahu anha nekkoon soxna ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di yaa ummul mominin la mère des croyantes moom c'était une femme savante. Aïcha elle a transmis plus de 6000 hadiths. C'était la femme la plus savante du temps du prophète alayhi salatu wassalam parce que c'est elle qui vivait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'est autre que l'homme parfait, notre guide jusqu'au paradis éternel. Maintenant, sa femme a été une savante. Elle a transmis plus de 6000 hadiths. Manam, mom jàllale na jottali na plus de 6000 hadiths. Aïcha radiyallahu anha di yaa ummul mominin te moom c'était une femme, elle était chez elle mais elle a connu la science religieuse à travers son époux. Mais tey peut-être que nos époux n'ont plus ce temps, xëy na suñu borom kër amatuñu jot boobu, mais ñun nañu sàkku xam-xam il n'est pas dit que da ngay génn dem uti ji xam-xam déedéet, mën nga toog sa biir kër di sàkku xam-xam ndax léegi si kattan ak yërmande suñu borom lépp yomb na suñu borom yombal nañu lépp accessible. tey jii mën nga toog sa biir kër di fa sàkku xam-xam di sàkku sa diine di sàkku sa xam-xamu religion. mën nga am un professeur boo xam ne daf lay jàngal en ligne bu ko sa borom kër mënul. mën nga am une sœur en Allah boo xam ne daf lay jàngal sa diin bu fekkee xamuloo sa diin. mën nga am ko moyen yëpp daal c'est à la portée de tout le monde ku ci nekk am nga noo jàngee. bu njëkk da nga daan xëy na di dem di uti xam-xam dem di uti ji ku la jàngal mais léegi fa nga toog fa la xam-xam di fekk. moo tax dañuy wax ni tey jii ku jàngul yow yaa ko bëggul ndax la science elle est là. il faut faire attention certes dañuy moytu ndax am na li baax am na li bon mais lu ci mënti doon rek nañu gëstu ba xam lan moo baax ak lan moo bon ñu jël li nga xam ne moo baax def ko ci suñu boole ko ci suñu science religieuse te suñu borom taxawuñ ci. jàng sa xam-xamu diin am solo boo xam ne kenn du la def dara ba pare teg ko ci diin ne la lii de la. ñun booy xool à 70% wala à 80% dañoo yar ci xam suñuy devoir. ñun jigéen dañuy yar ci xam suñuy devoir surtout ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci néegu sëy dañu nekk ci boobu sëy dañu yar ci xamal ñu suñuy devoir ba pare imposer ñu ay droits. ñan ñoo ñu imposer ay droits yi mën na nekk suñuy borom kër mën na nekk ñi ñu yar. Pourquoi?
parce que seen intérêt la ñu xool imposer ñu droit yi nga xam ne ñu moom moo leen arrangé te ñun yar ñu ci ay devoir depuis ñu nekk xale. léegi nag loolu alhamdulilah c'est pas plus mal, mais terewul yow muy jigéen nekk sa biir kër di sëy dem jugal nga sàkku xam-xam nga xam suñu borom lan la may, xam suñu borom lan la may ci droit, xam suñu borom lan la sant ci ay devoir, nga xam ci lépp, mokkal ci lépp. ndax kenn bañ laa njuuj, nekk nañ ci jamono joo xam ne nit ñi seen nafsu seen bànneexu bakkan rek lañ topp, li leen neex rek lañ topp, li leen arrangé ci diine ji lañuy jël, li leen arrangé wu ñu jël ko teg ko fële. léegi nag yow bu fekkee dangaa toog sa biir kër xamuloo te nangu jéemuloo xam, ñu ñëw di jaar sa kaw à chaque fois. léegi nag loolu ñun ñoo koy bañ. comment ñu sàkku xam-xam, nit bu ñëw ne la ah lii kat lii la nga ni ko déedéet, suñu borom lii la wax, yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la wax. moo tax sàkku xam-xam am solo ci jigéen ji nga xam ne mu ngi ci biir këram di sëy. Aïcha radiyallahu anha dafa nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñu rapportel ñu xadis bi sax mu naan la science est une obligation pour tout musulman et musulmane. maanaam muy góor di jigéen ku ci nekk da nga war a sàkku ji xam-xam. fii tamit mu ngi waxaat Aïcha radiyallahu anha naan il y a pas de honte dans l'apprentissage au sujet des femmes des ansar. maanaam jigéenu ansar yi ñoom amuñu woon kersaay dem sàkku ji xam-xam, macha allah amuñu woon xam-xam kersaay génn xam lan mooy seen diine. parce que bu njëkk ñoom dañ daan génn, les femmes ansar yi dañ daan génn dem seeti ji Aïcha radiyallahu anha di ko poser ay questions, subhanallah, macha allah. te loolu gisuma lu ko gën a yaañee. te tey jii yow mun nga toog sa biir kër poser sa ay questions à un cheikh. boo amul cheikhu murabbi nga am nga cheikhu taalim, am nga cheikhu bu la mën a jàngal ki la science des livres. wala sa borom kër bu dee jàng na ba am yenn niveau yi, mën na lay jàngal sa diine. te loolu boobu sax moo gën, ndax sa biir kër nga toog fa sa borom kër di la jàngal sa diine. waaye jamono ji doy waar goo xam ne góor ñi amatuñu jot, góor ñi ñu ngay dem di wuti, jigéen ñi ñu ngi toog ci biir kër yi. jigéen ñi tamit ñu ci la plupart léegi tamit ñu ngi génne di dem wuti. du coup amatuñu jotu jàng seen diine, seen borom kër yi tamit. du coup les enfants ils sont perdus, ndax xale yi xamuñu fan la ñuy wéeru. tey nag bu fekkee xale ku jigéen ki nekk ci biir këram dafa xam na religion wam, ni ko suñu borom sante yonent bi alayhi salaatu wa salaam sante ko kooku bu toogee ay xale ay doomam bu ñu amee lu leen jaaxal ci biti, bu ñëwee ci biir seen biir kër nañ fa fekk seen yaay. seen xel dina dal ci benn côté, ndax bu ñu laajee seen yaay dina leen mën a tontu lii ak lii ak lii. sa borom kër tamit nga ni ngay sëy ak moom nekk ci biir kër gi, bu ñëwee def ba acte bu mu mënta def wala ak lu mu mënti wax, bu ko tegee ci diin, yow kat bi nga xam ne am nga jàng nga as tuut ak loo mënti jàng lu mu mënti doon, di nga xam loo ko ciy tontu te di nga xam nan ngay jëflante ak moom. ndax la plupart des femmes, am na jigéen ñu bari ñoo xam ne tey jii mokkal nañ alxuraan, macha allah, ay xafiis lañ, mais ci ginnaaw tamit xamuñu tafsir bi, xamuñu li alxuraan gi wax, dañ koy parceriser rek, mooy li ñuy wax jàngu gumba. te jàngu gumba mënu laa jëriñ, li lay jëriñ mooy nga alxuraan gi nga xam nga décortiquer ko, xam lan la exactement lan la suñu borom bëggoon a wax. maanaam nga xam tafsir ba, suuraat bu nekk tafsir ba lan la, aaya bu nekk tafsir bi lan la, parce que loolu moo ñuy jëriñ. te bu ñu jëmee ci jàng science aussi, science bi il faut la mettre en pratique, maanaam il faut ñu koy jëfee. li ñu jàng il faut ñu koy jëfee, parce que ku jël science lépp accumuler ko sa biir bopp, dina fees sa bopp te du la jëriñ. léegi nag science bopp il faut la mettre en pratique, maanaam il faut que ñu jëfee ko. te bu ñu koy jëfee aussi ci biir jëfe boobu mën nañ ko transmettre, parce que keneen mën nañu gis ñuy def, moom it mu xool ñu ne kat kii kat nii lay defee, parce que déjà ça niveau comportement yi loolu c'est une transmission. léegi bu ñu xësee bu ñu ko mettre en pratique ba pare, on est obligé de la transmettre aussi, parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi wax ci xadis ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. maanaam bu dee ne benn verset benn aaya dong nga xam sax na nga ko transmettre. c'est une obligation pour un musulman. maanaam tey ñuy nekk suñu biir kër xam nañ benn aaya alxuraan,
lu mu tuuti même bu dee ci suuratul naas nañ ko transmettre. buñ koy transmettre suñuy doom baax na buñ koy transmettre suñu borom kër baax na parce que ça arrive que doom ku jigéen ki gën a jàng borom këram ça peut arriver aussi que ku góor ki gën a jàng ku jigéen ki loolu yëpp day am suñu borom ku ko neex lay may et te fu ko neex lay mayee. léegi nag yow tu es obligé de transmettre cette science jàngalal sa doom jàngalal sa xarit jàngalal kii sa dëkkandoo jàngalal sa am di jàmm sa sœur sa frère yooyu yëpp mën naa nekk mais yow xamal ni boo xasee ba am science tu es dans l'obligation de la mettre en pratique et dans l'obligation de la transmettre maanaam da nga koy jëfee ba pare da nga koy jottali da nga koy tasaare ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko tasaarewul dangaa nay te yàlla ñu yàlla musal ci nay moo tax ñu war a góorgóorlu ci jéem a sàkku gëstu suñu diine xam kan mooy suñu borom xam ni yërmandeem moo dominé meram xam ni sa miséricorde l'emporte sur sa colère xam ni suñu borom yërmandey kese la xam ni suñu borom moom mooy Ghafuuru Rahim suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ni dafay bëgg a jéggale te di jéggale moom ci boppam nee na bu ngeen ma dul tooñ di ma baalu man dinaa leen fi jëlee indi fi ñeneen ñoo xam ne dinañ ma tool di ma baalu te dinaa leen baal ndax suñu borom kat subhanahu wa taala moo ñu sàkk ak mataji moo ñu sàkk te xam ni dañoo mën a fàtte moo tax à chaque fois mu bëgg ñuy fàttalante à chaque fois mu bëgg ñu sàkku xam lan mooy suñu mission ci kaw suuf xam lan moo ñu fi indi te xam fan la ñu jëm. léegi nag jigéen ji nekk ci biir këram di sëy jigéen ji mi nekk ci këram war a yar njabootam dafa war a sàkku xam-xam te toogaale ko mu xam au minimum les bases de sa religion mu xam au minimum les bases de ce qu'elle peut faire parce que yooyu soxnay yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom tooguñu woon noonu rek di xoole ndeysaan dañ daan sàkku xam-xam lu ñu mën ci Aïcha ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci saxaaba yi ñoom ñëpp dañ daan sàkku xam-xam macha allah tey jii am nañ exemple ci Umu Salama moom mi posé woon question yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci l'aptitude à adopter lorsque la femme se réveille en état d'impureté maanaam jigéen bu yeewu war a sangu canaba bu xëyee mu dem poser question yonente bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko ci li mu xam. Zeynab bint Jahsh moom tamit même chose elle a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur les dépenses pour son mari et les orphelins à sa charge maanaam nan lay dépenser alalu jëkkëram ak nan lay toppatoowee orphelins yi nga xam ne moom moo leen yaroon loolu yëpp science la loolu yëpp c'est derrière une science nit ki looy mënti jëf na nekk ginnaaw derrière une science Fatima bint Khays interrogea elle aussi le prophète alayhi salatu wassalam sur la pension et l'hébergement de la femme qui est répudiée loolu yëpp dañuy jàng la loolu yëpp lu ñu war a xam la ndax kenn xamul ëllëg ñun dañoo war di dund au jour le jour parce que suba suñu borom la moom rek moo xam destin moom moo ko bindee li ñuy arrivé suba moom moo ko xam moo tax ñu war a jéem a xam suñu diine boo xëyee kat dara dal sa kaw nga ni lii kat jàngoon naa ko nii laa war a defee nii laa war a doxalee nii laa war a waxee moo tax am science am fula en fait pour man armu jigéen la ndax mën nga xëy sa borom kër def lu ko neex teg ko ci kaw diine bu ñëwee gis la kat nga ne ko lii kat du nii la ak nii ndax jàng naa ko fii ba pare génneel ko source ne ko lii kat ci alxuraanu karim laa ko gisee wala nga ne ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa ko gisee xadis baa ngi nii numéro tel source tel kii tel moo ko rapporté moo tax loolu yëpp am solo ci jigéen dafa war a sàkku xam-xam bul toog noonu rek ne dangay xaar sa jëkkër dem ñëw lu mu waxee noonu la déedéet il faut pas accepter de mourir bête il faut nga sàkku xam-xam ni sa borom kër bu demee uti xam-xam yow tamit sexal ba na nga am xam-xam donc comme ça yéen ñaar au moins ci seen foyer stabilité dafay am ndax xale yi bu boobaa duñu jeng te duñu réer ku jëkk borom kër gi sax bu amul science mën naa ne c'est pas grave c'est pas alarmant mais ku jigéen ki nga xam ne moom xale yi moom la ñu gën a jege moom nay am xam-xam na sàkku xam-xam xam lan na ko diineem may lan la diineem may ay doomam lan la diineem may borom këram maanaam mu xam ay droit am xam ay devoir am xam ay devoir u borom këram xam ay droit wu borom këram aussi et xam ay droit wu doomam
ndax suñu doomi kat ñun ñoo leen jur waaye dañ leen amel droit te ñoo leen jur mais moomuñu leen. Nos enfants sont un dépôt d'Allah subhanahu wa taala maanaam suñuy doom moomuñu leen suñu borom daf ñu leen dénk te dénk ñu yar leen te yar même yar googu il faut ñu am science nan la ñuy war a yare suñuy doom ci diine. et sëy si suñu sëy tamit dañu war a am science nan la ñu war a sëyee ak suñuy borom kër nañ lañu war a toppatoo ak suñuy borom kër loolu dafa war a am science ci ginnaaw ndax jëf joo gis kat bu amul si science ci ginnaaw rek dafay lim lay yàqal moo ëpp lam la mën a jëriñ. te jàng am uti sàkku xam-xam am solo goo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na dans un hadith celui qui entreprend un chemin vers une science Allah subhanahu wa taala lui facilite un chemin vers le paradis maanaam képp ku jóg dëgmal di uti di sàkku ji xam-xam suñu borom subhanahu wa taala daf lay yombal yoonu àjjana macha allah ndax lan yaa ngi sàkku ji xam-xam ndax sàkku xam-xam kan dafa am solo sàkku xam-xam dafa am solo surtout si jullit dafa war a xam diineem jullit dafa war a xam nu muy pratiquer te boo sàkkuwul xam-xam doo xam nu ñuy jullee boo sàkkuwul xam-xam doo xam nu ñuy wooree boo sàkkuwul xam-xam doo xam nu ñuy nooy sëyee ak sa borom kër ci biir sëy ndax lépp bépp jëf booy jëf te mu am science derrière ça devient une adoration. tey jii da ngay dégg la plupart ñuy wax ni sëy jaamu yàlla la dëgg la mais ci ginnaaw nga xam science ba ñuy jaamoo yàlla foofu maanaam nan ngay sëyee da nga koy xam nan ngay jëflanteeg sa borom kër da nga koy xam ndax tey jii jigéen bu waree sëy borom këram am na droit boo xam ne daf ko war a def ñaan boo xam ne daf ko war a def bala muy commencer sëy borom këram te loolu boo sàkkuwul xam-xam doo ko xam da ngay toog rek di xaar ni sama borom kër moo war a def ñaan bi xëy na déedéet yow ci sa bopp tamit defal ñaan bi ndax sa borom kër la mu xam yow it war nga koo xam ndax mën a aar sa bopp moom tamit boobu la muy wax pour aar boppam la xëy na mais yow ku jigéen ki bul toog mukk di xaar toog rek ne cell ne ku jigéen ki ku góor ki moo war a def lépp déedéet. xam-xam ni mu jëriñee góor noonu lay jëriñee jigéen te ni mu nekkee obligation waxul ñuy obligation que pour l'homme déedéet homme avec grande tâche maanaam ñun ñëpp maanaam insaan que mu nekk góor que mu nekk jigéen ñun ñëpp dañoo war a sàkku xam-xam ngir gën a xam suñu borom ngir gën a xam nan la ñuy pratiquer suñu religion. L'imam Al-Qayyim moo naan la science est l'imam de l'acte et son guide. L'acte la suit et se laisse guider par elle. Tout acte qui n'est pas derrière une science, se laissant diriger par elle, n'est d'aucune utilité pour son auteur et lui est nuisible. Certains savants disent, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans science, les dégâts qu'il cause sont plus grands que le bien qu'il fait. Maanaam jëf xam-xam mooy imaamam xam-xam mooy imaamu jëf boo gis ci ginnaaw dafa war a am xam-xam ci ginnaaw bu amul xam-xam la mu lay yàqal moo ëpp la mu lay jëriñ. léegi nag am na boroom xam-xam yoo xam ne ñoom dañ ne ki nga xam ne dafay jaamu yàlla te amul science nee na dégâts ya muy causé maanaam yàqu-yàqu ya mu mën a causé moo gën a rëy que la mu ko mën a jëriñ moo tax lépp lu ñuy def ci kaw suuf nañ ko booleeg science lépp lu ñuy wax ci kaw suuf nañ ko booleeg science mu loolu yow ñun kat ñu ngi nekk en concordance ak li suñu borom sant ak li ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyil di maa ngi koy yemale fii insha allah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yombala ñu te taxawuñu qu'Allah subhanahu wa taala nous accorde davantage de science, qu'Allah subhanahu wa taala nous permette de mettre en pratique cette science et Allah subhanahu wa taala nous permette de transmettre cette science. yàlla ñu suñu borom taxaw yokk ñu xam-xam yàlla ñu suñu borom taxaw permettre ñu jëfee xam-xam ci nga xam ne jàng nañ ko te yàlla ñu suñu borom taxaw ñu mën a séddale xam-xam bi mën koo partager ak suñu njaboot mën koo partager suñu entourage. suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci dans la sourate Taha au verset 114 et dit Seigneur rajoute-moi de la science maanaam rabbi zidni ilman yàlla nañu suñu borom yokk xam-xam loolu te ñaan boobu ñu def ko boole ko ci suñu ñaan quotidien aussi saa yu njullee ba pare ñaan suñu borom mu dolli ñu science ndax ak science kat la ñu mën a jaamoo suñu borom te fii ak jàng nga science ba xam kan mooy sa borom doo def lu dul bëgg sa borom subhanahu wa taala te ki bëgg boromam subhanahu wa taala dafa dina am taqwa ci boromam subhanahu wa taala dina am taqwa ci xolam te dina am mahabba ci xolam maanaam dina bëgg boromam dina wet boromam dina
am humilité diggante maanaam dina toroxlu ci kanam boromam te loolu yëpp c'est derrière la science. Il faut avoir de la science pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. yàlla nañu suñu borom permettre yàlla nañu suñu borom taxaw te yàlla nañu suñu borom yombalal. maa ngi leen di wax maa ngi tuub kàddu yu dëng yi kàddu yu jaxasoo yi lépp lu ci jub rek sama borom la subhanahu wa taala te lépp lu ci dëng rek sama matek doomu aadama ma koy tuubal sama borom bu baax te di leen ko tuubal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نستغفرك واتوب إليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة. Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la ñu ngi lay ñaan nga aimer sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal kook say xarit ak say am di jàmm.